asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak seen kàddu ci li nga xam mu di seen actualité de la semaine ci semaine bi ñu génn li nga xam ne gënoon na fa sa doon li nga xam ne moo di obligation wu port des masques ak itamit décret bi nga xam ne ki di le président de la république monsieur Macky Sall génnee na ko pour ñi nga xam ne ñoo war a saytu wàllum aide alimentaire yooyu la nga xam ne war nañ ko jagleel ñi nga xam ne ñoo di askan wi. Dinañ waxtaanee tamit situation bi nga xam ni mi ngi biir Touba lu ngi nekk feebar bi nga xam ne mi ngi continuer di lëmbee foofu ca Touba ne suuti ñu yaatu leen xibaar yi bu mu gën a leer. ci biir semaine bi ñu génn li nga xam ne moo di coronavirus li ñu seetlu nag mooy que ni bi feebar bi duggee biir Sénégal ba léegi semaine bi ñu génn doon na semaine yoo xam ni doon na gënoon am présence ci biir Sénégal maanaam li nga xam ne moo di nombre de tests yi dafa gën a yokku ak tamit nombre yi nga xam ni moo di ñi am feebar boobule dafa gën a yokku tamit buñ ko xaymaa toll na si 200 li nga xam ni ci nit yoo xam ne ak bu ko ëpp sax li nga xam moo di coronavirus dal na leen ci biir semaine bi ñu génn. mbokki internet li nga xam ne moo di wàllum aide alimentaire boobu leen ñu ngi seetlu biñ ko mettre en place ba tey dafa ji andi ay coow fii si biir Sénégal loolu nag moo tax ki nga xam ni moo di le président de la république ci benn ab décret boo xam ne génnee na ko mu fal ñi nga xam ne ñooy accompagner ki nga xam ne moo di monsieur François Ndiaye pour ñu mën a saytu li nga xam moo di aide alimentaire yi pour mu mën a jaar fi nga xam ne war na fa jaar te tamit ñi nga xam ne ñoo si war a jot ñu mën si jot ñu bàyyi leen ngeen dégg ki nga xam ne moo di Mati Sarr Niang mu won leen identité ñi nga xam ne ñooy liggéey ak François Ndiaye. ginnaaw bi mu taxawalee force Covid 19 bi nga xamante ni daf koo jël jagleel ko lépp loo xamante ni dafa méngoog li nga xam ni Covid 19 bi def na ko fi comme ay njombe moo tax ba président de la république jaarale ko ci décret bi nga xamante ni ñu ngi ko duppee décret numéro 2020 966 ci 19 avril 2020 ngir daal di nommer président comité suivi ak mise en œuvre opération lu jëm ci plan de riposte boobu ñu daal di duppee force Covid 19 moo tax ba président de la république daal di tabb général François Ndiaye ngir mu daal di nekk président bi nga xamante ni moom mooy daal di jiitu ngir fexe ba mën a daal di doxal boobule programme. waaye nag du ci wéet benn yoon ndax président de la république daal dina jël yeneen i doomi aadama yoo xamante ni dinañ ko mën a jël daal di koy mën a gunge ci ni muy mën a doxalee ak mën a saytu koppar gi nga xam ni mu ngi toll ci 1 milliard te nu jagleel ko wàllum force Covid 19 boobule. ministre yi nga xam ne nag tànn nañ leen ngir ñu daal di gunge ki nga xamante ni mooy général François Ndiaye mën nañ see jàpp maître Ousseynou Kane nekk directeur général du bureau opérationnel de suivi fas yéene teewal ministre bi nga xam ne moom lañ dénk lu jëm ci wàllum suivi plan Sénégal émergent de Cheikh Kanté. Abdoulaye Samb nekk secrétaire général représentant ministère des finances et du budget. ambassadeur Baba Cissé nekk secrétaire général bi war a teewal itam ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum affaires étrangères ak sénégalais de l'extérieur. monsieur Ndiogou Diouf nekk secrétaire général permanent du comité de pilotage unique des programmes relevant du MDCEST. seene moom itam teewal ministre bi nga xamante ni moom lañ dénk wàllum développement communautaire ak équité sociale ak territoriale. monsieur Pierre Ndiaye nekk secrétaire général fas yéene teewal itam ministère bu ñu dénk wàllum économie plan ak coopération. monsieur Assane Mbeng nekk secrétaire général moom itam fas yéene teewal ministère bu ñu dénk wàllum santé ak action sociale. lu jëm ci wàllum nag assemblée nationale ñi nga xamante ni décret bi tànn na leen ngir ñu daal di gunge François Ndiaye ñu mën cee jàpp Seydou Diouf nekk représentant majorité parlementaire. Toussaint Manga nekk moom itam représentant opposition parlementaire bi. monsieur Issa Sall fas yéene teewal moom itam les non inscrits. lu jëm nag ci ñi nga xamante ni tànn nañ leen ci Haut Conseil des collectivités territoriales ngir ñu bokk ci comité de suivi boobu noonu mën nañ cee jàpp ku ci mel ni Lalla Aïcha Fall ak ki nga xamante ni mooy Aline Badara Faye.
lu jëm ci conseil économique social ak environnemental xam ne tànn nañ leen foofu itam ñu mën cee jàpp ku ci mel ni Ibrahima Mbow nekk membre du bureau secrétaire élu ak ki nga xam ne mooy Maymouna Isabel Dieng nekk présidente de commission. lu jëm ci association des élus territoriaux nag mën nañ cee jàpp ki nga xam ne mooy Aline Sall nekk rakk ci président de la République boole ko nekk président association des maires du Sénégal ak ku ci mel ni Adama Diouf nekk président des départements du Sénégal. lu jëm nag ci parti politique yi ku ci mel ni Nicolas Ndiaye di teewal majorité présidentielle bi, madame Aïssata Tall Sall moom itam bokk ci ñuy teewal majorité présidentielle bi, Habib Sy fas yéene teewal opposition bi, madame Niania Touré itam waxi noonu, Pape Diop itam fas yéene teewal ñi nga xam ne ñooy non aligné yi, Mouhamadou Massamba Seye itam fas yéene bokk ci ñuy teewal ñi nga xam ne farewuñu fenn. lu jëm ci teewaayu société civile bi nag mën nañ cee jàpp ku ci mel ni Omar Diop ak ku ci mel ni Alassane Seck ak ku ci mel ni Mame Yacine Camara. lu jëm nag ci secteur privé bi ku ci mel ni Bokar Sy ak Mbagnick Diop ñooy fas yéene teewal secteur privé bi ci comité de suivi jëm ci force Covid 19 boobule. lu jëm nag ci syndicat yi ku ci mel ni Mademba Sok ak ku ci mel ni Lamine Fall ñooy fas yéene teew ci boobule jotaay. lu jëm ci wàllum consommateur yi nag ku ci mel ni Momar Ndaw lu jëm nag ci wàllum consommateur yi ci mel ni Momar Ndaw ak maître Massokhna Kane ñooy fas yéene teewal consommateur yi ci boobule jotaay. bile décret nag ñu ngi ko xaatim 20 fan ak ñaar ci weerum avril 2020. ba tey ci wàllum xeex coronavirus ki di le ministre de l'intérieur nekk monsieur Aly Ngouille Ndiaye moom nag dafa jël ay ndogal yu jëm ci wàllum sol masque yi moom nag nee na képp koo xam ni dan laa jàppate takkoo yooyu le masque ay daan mën naa daanu ci sa kaw te moom nag nee na li nga xam ne moo di port des masques defuñu ko leen lu dul xeex li nga xam ne moo di propagation wu coronavirus boobu les reportages El Hadj Mamadou Djigal. ngir gën a mën a xeex mbas mi ñu gën ko xam ci jàngoroy coronavirus bi fii ci réewum Sénégal kii di président Macky Sall daal dinay jël ab dogal jaare ko ci jëwriñ ji nga xam ni moom la ñu dénk kaarangay biir réew mi di monsieur Aly Ngouille Ndiaye ànd ci ak natangoom di monsieur Abdoulaye Diouf Sarr di ministre bi ñu dénk wàllu wér-gi-yaram gi ngir ñu digal askan wi ñu sol seeni masque fu ñu mën di toll si lu ñu sañu la beñ dogal boobule daal dinañ koy door niki altine ji ñu weesu tombe woon ak 20 fan ci weeru avril 2020 bii ñu nekk. waaye li ñu nemmeeku ginnaaw dogal boobule mooy ñu ëpp ci ndaw ñi moo xam góor la wala jigéen la daal di ñuy sóobu bu baax ci lii di njaayu masque yi. waaye li ñuur ci soow mi mooy kilifa yi saytu lu ni mel ndax bàyyi nañu xel bu baax ci façon bi nga xam ni moom la ñuy jaayee masque yooyu le balaa muy mujj soppeeku lii di corona masque wala saafara bu jur jàngoro. ba tey ci wàllum port des masques ñi nga xam ne ñoo di waa ndawee seen kàddu ñoom demoon nañ fële ca marché Grand Yoff ngir mën a saytu li nga xam ni moo di mesures yi di le ministre de l'intérieur jël muy di monsieur Aly Ngouille Ndiaye ndax ñu ngi koy respecté déet reportage Bokar Dieye Faamu Cubb. affaire bi moom kenn rafetlu ko ñëpp a ngi koy méttilu te buñ sañoon ñaan yàlla mu jógee fi ci jàmm quoi mais nag dafa am loo xam ne aussi xaw nañu ci neex xam na naxari man li may wax mooy côté masque yi. parce que démb lañ door a jot information bi te information dama jàpp ne bu fekkee lu ñuy joxe la dañ ko war a prévenir avant pour nit ñëpp mën ci jote ko mais xaar ba démb ci guddi nga door a joxe information yi te leeruñ leen na masque yi tailleur yi defar tailleur yi ñoo ñu ko jox gouvernement joxuñu ko tailleur yi ñoo ko defar ñaw ko nit ñi mën ko jënd est-ce que tailleur yi nombre bu ñu defar daj na population bi wala dajuñ population bi kooku point la boo xam ne war nañ ci xalaat d'abord mais xëy rek ne nañ ñëpp takk mag c'est obligatoire man côté boobu d'accord uma ci quoi. mais sëñ bi feebar bi moom xaarul de feebar bi instant bi mi ngi dox bu baax surtout cas communautaire yi. d'accord naa ne mi ngi dox mais dafa am loo xam ne ni muy doxee ñun ñëpp xam nañ ne feebar bi xaarul kenn mais ni feebar bi ñàkkee xaar nit ñi aussi te nit ñi mënuñoo ñàkk génn dem uti luñ am pour def seen kër yi. am na ñoo xam ne tey man marché laa nekk. yàgg naa marché yàgg nañoo jaay yàgg nañoo jënd am na ñoo xam ne tey dépense bi ñu yor tey moom koy wari mu dem ci seen dëkk ñu togg ci añ togg ci reer ñu ndekki kooku tey boo ko confirmé ne ko toogal sa kër mu war a toog noonu te xamul yan point lay toogee kooku lu ñu ci war a waxtaanee la yaa ngi toog am na ñoo xam ne Ndakaaru kenn dëkku fi nit ñi dañ fi ñëw pour ut si bàyyi famille ci àll bi war leen a dimbale
kooku tey sa famille nga bàyyi ko ci àll bi war ko dimbalee yaakaaru kenn ku dul yow tey nga ne ko da nga koy tëj ci famille dafa am noo koy tëjee mais mënoo ne ko toogal sa kër mu toog këram njabootam amul lu leen dundal. amul ceeb bi ñu wàccee ak diwlin bi nag ceeb bi. non loolu ay wax la parce que ñun kenn gisu ko amul kenn ku la mën a taxaw ne la ceeb bi wàccee nañ ko mbala def nañ ko nangam kenn gisu ko amul kenn ko ko gis fii man de gisuma ko te gisuma kenn koo xam ne nee na gis nga loolu même buñ ko wàccee it nañ ko teg ci yoon jox ko askan wi ñi ko yelloo dafa am ñoo xam ne ñoo ko yelloo Sénégal man dama gis ne ñaaru Sénégal la dafa am Sénégal bu am doole am Sénégal boo xam ne amul doole Sénégal bi am doole moo yor kàddu réew mi parce que ñooñu la ñuy diisool ñooñu lay waxtaanal am na Sénégal boo xam ne amuñ doole mënuñ kooku dañoo war a ñëw laaj leen seen point de vue laaj leen seen xalaat d'abord ci décision bu ñu mën a jël mais duñ toog fële décider seen décision taxaw bugg ko imposer Sénégalais yi mënuñoo taxaw tey dañu waxante dëgg Adja masque yi ñëpp ku sañoon kenn du génn kenn du jox feebar. mais sëñ bi man maa gis ne waruñu woon xaar sax ñun ñu naan ñu takk leen masque. vraiment kenn warta xaar ñu ne la takk leen masque mais à condition ñu naan la takk leen masque it yow ni nga amee njëgu masque am na ñoo xam ne tey mën nga am njëgu masque mais mënoo dajal sa njaboot yëpp utal leen masque nit ñi yemuñ doole da ngay wari sa dépense li ma lay wax dafa am ci marché bi te bu la neexee nga dugg nga laajte dañuy xëy liggéey léegi dem sa benn 2500 dem wari ko mu dem dëkk ba ñu war ko añee suba nga ñëw war ko utiwaat kooku tey boo koy confirmer ne ko da nga toog ci yan condition nga koy tegee mu war a fay loyer dëkkul Dakar war a fay ndox war a fay courant te yooyu yëpp mu ngi tegu ci mbagam tey buñ koy génnee di ko toroxal ak njabootam kenn du ko tee am xoolal famille puy bi ñu génnee seen kër Adja bi seen mbedd mi la ñuy fanaan ci confinement bi est-ce que dégg nga ci kenn ku ci wax ban sénégalais nga dégg ku ci wax loolu seen mbedd mi la ñuy lal di fa fanaan seen famille bi li may wax mooy information buñ koy joxe nañ ko joxe ñëpp yëkkandoo ko. waaw saytu nañ ko de saytu nañ ko bu baax a baax ndax ñun balaa ñu koy ñëw dañuy raxas suñuy loxo yi ba mu set wicc takk ay gants ak ay max di ko ñëw dafa set lañ koy ñëwee yaa gis nii kon ñun saytu nañ ko bu baax a baax. ñun ñu ngi koy defar te defar gi ñu koy defar dañ koy defar rek ngir jàppale ci gouvernement bi parce que liñ koy jaayee ñun mën nañ ne dikkeewuñu dara quoi amuñu ci dara parce que max yi bu ñu paree ñu ngi koy jaayee benn bu nekk 200 su mooy comme yi nga gis léegi ni benn 200 lañ koy jaayee mooy commerçant yi bu ñu wàccee suuf ñoom ñu ngi koy jaayee 300 dàq ci 100 francs mais ñun boobu ba léegi ñun ñu ngi toog marché yi 4 heures lañ koy tëj 16 heures marché yi day tëj te marché yi 16 heures day tëj te ñun 16 heures da ngay xëy suba teel sax balaa ngay kii sax doo fi am dara doo ko fi am moo tax bi max yi amee ñu ngi ciy taqale tamit pour mën ci am dépasse rek dépasse dong lañ ciy daw dawuñu si leneen lu dul dépasse waaw loolu xam nañ ko moo tax ma wax la ko dépasse lañ ciy daw mais amuñu si du loo xamante ne dañ ciy liggéey pour gagner si lu bëri daal waaw mais nag dañ ciy jàppale rek te yàlla tax jàppandu si nii rek mais nag ñu ngi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mi nga xamante ne dara teewu ko feebar gii nii mu jóge fi ndaxte nag feebar bi doon na feebar boo xamante ne nekkatul ay caaxaan ku ko xamul war nga ko war a mën a xam ndaxte nit ñi war nañu war a mën di jël di laal seen loxo yi chaque jour di laal lii ni di kii seen gel bi parce que tamit boo ñëwee sa kër nga jël gis nga ñun comme nii boo gisee xoolal fee siwo bi ñun dañoo teg suñu siwo boo xamante ne dañ ci lañuy raxasu bu ñu xëyee boo ñëwee rek da ngay ñëw raxasu boo ñëwee da ngay ñëw raxasu jël madaar bi raxasu ba moo set nga soo commencé liggéey parce que mais masque yi est-ce que saytu ngeen ko moom leer na leen masque yi ak microbe bi dina téye microbe bi quoi. waaw max yi dina téye microbe parce que docteur yi si boppam ñoom ñoo ko njëkk a xool lii Kleenex la Kleenex lañ ko defaree te it bu ñu paree dañ koy passé ba mu tàng te yaakaar naa tàngoor fu mu ñëw microbe dafa taxaw loolu moom leer na nañ te ñun chaque minute bu ñuy dawal max yi chaque 10 minutes wala chaque 15 minutes dañuy laalaat gel bi suñu loxo parce que bëgguñu tamit ñi ñu koy jaay ñu leen ñu lor parce que ñun xamuñu ndax am nañ ko wala amuñu ko te ñu ngi ñaan yàlla ñu bañ koo am moo tax lépp nag dañ ciy prudent parce que def ci loo xamante ne doo gaañ kenn doo gaañ sa bopp. ba tey ci wàllum port des masques yooyu la ki nga xam ne moo di Bara Sall nekk porte-parole des concessionnaires moom na nga mayee na li nga lu tolloog 2,000 masques ngir ñu gën a mën a xeex jàngoro yo coronavirus fii ci Sénégal moom na li mu xam ne mooy que ni masques yooyu la dañ ko war a sol ngir a protéger nga protéger sa bopp protéger tamit képp koo xam ne dina la sa jege ñaane la ak li ni mel ñu bàyyi leen ngeen taataan ay kàddu rek si panelu Mbaaru Murit bi si émission yi ñu tuddee woon campagne de sensibilisation Covid 19 ñu ko doon animé ay bis su nekk wala parfois semaine bi ñu def si ñaar doon invité leaders yi kilifa dëkk bi di invité imam yi invité oustas yi si fii si Grand Médine doon waxtaan ak ñoom toujours si Covid bi di waxtaanee dëkk bi
si noonu rek si dañu amoon initiative xool ban côté lañ gën a war a mën a jàppee si sensibilisation bi ñu noonu kon dëkk bi war na am ay masque jàppale ko nit ñi parce que gis nañ ni feebar bi fu mu toll nii léegi il faut ñu généraliser masque yi bañ koy wax sa gouvernement bi jëlagul décision si généraliser ko nii imposer ko ñëpp si loolu rek mu am suñuy mag suñuy kilifa yoo xam ne tànqamuluñu si liggéey bi ba si tey jii ku mel ni El Hadj Bara Sall tey moom it defar tey ay masque incha allah ñu war ko distribuer population bi masque yooyu toll na actuellement si 1000 masques yoo xam ne war nañ ko tàmbalee joxe si dëkk bi ku mel ni délégué de quartier yi na am ay loo yu ñu fa yóbbu yu mel ni daayira yi na am ay loo yu ñu fa yóbbu ak ñenn si population yoo xam na ni ñi vraiment nañ ko yittewoo te xëy na seen doole demagul noonu tam ñoom tam nañ fas yéene jox leen si masque yi lépp rek ngir jàpp si xeex bi parce que xam na lii moom tant que génnul si dëkk moom kenn du am jàmm. message bi ñuy lance moom mënta weesu rester chez vous képp kuy génn loo xam ne farata la nga takk sa masque c'est obligatoire nañu takk masque yi bu dee da ngay génn soo demul fenn nga toog sa kër yàgg sa njaboot téye leen si kër gi. di lancer message aussi borom daraja yi kilifa yëpp képp ku mën bu kenn xeeb dara lu waay am rek na jël dërëmam ñaar dërëmam defar si loo xam ne mën na xeex feebar bi moo xam gel la moo xam masque la moo xam leneen loo xam nit ñi mën nañ ko jëfandikoo ngir xeex feebar bi. di lancer message daal leader yëpp kenn bañ a tànqam la. rafetlu yéene gi moom ak taxawaay gi parce que bu ñëpp defoon ko moom kon tey kenn du jaaxle yàlla ñu yàlla may wér te ñu sàmm wax lu docteur yi wax ak ñi mel ne Bara Sall li ñuy digle parce que lii moo ñuy musal ci feebar bi kenn ñaan yàlla xëy takk masque di wër nañ ñaan yàlla feebar bi jóge fi te li ko fiy jëlee na ñun ñoo ko fiy jëlee ku nekk bu jàppee sa bopp ne man dama am kii feebar bi rek nga daw sa morom kon léegi feebar bi jóge fi mais dafa am ñoo xam ne gëmuñu feebar bi am na ñuy dugg ci nit ñi di wax ko wax mu ne feebar bi amut nañuy naan nag ku nekk na nga toog sa kër. ñaan Bara Sall yàlla yokk wërsëgam bu ñëpp melee comme moom parce que bi mu commencé ba léegi moo fi jëkk a dugal saabu pour jàppale néew ji doole yi tey jii lii garaama ji fii ci kàttanam ak wërsëgam li ko yàlla may mu fi ñëkk a def ñuy ñaan ñi mel ne moom nañ def ko li muy def te bañ bu politique jotee rek nga génn sax di wane sa bopp te bu génnee pour dimbali nit ñi jotee nga toog sa biir wala ngay dimbali ñuy ànd ak yow baana lii amul ku mu àndal ñëpp la boole garaama ji ngir la yemale na ñëpp am. kenn ku ne da ngaa war a réagir moo tax panelu Mbaaru Murit nag maa ngi leen di gërëm di leen sant parce que tamit ñoom dañoo jóg seen panel bi ñu ba yëf yi commencé ba léegi ñoom ne ñu fay organiser ay sensibilisation dafay invité ay autorités ay imam ak ñeneen i personnalité yoo xam ni dëkk ci commune bi di leen invité ñuy wax ci panel bi nit ñi tamit di leen jox ay message di joxe seen i contribution loolu vraiment à travers maam ji bi nga xam moo koy organiser ak jëwriñ Abdou Khadre commencé ko ci moom ak maam ji bi ak ñin àndal ak ñoom yoro vraiment seen organisation bi rafet na trop loolu moo tax bi ñu taxawee nag ñi ni ginnaaw bi état jël ay décision léegi nag ni masque yi dañ koy généraliser ñëpp kuy génn sa kër rek wala ku nekk ci mbooloo rek wala ku nekk ci oto ak foo mën ni rek na nga ko takk sans exception nag nga xam ni moom la ñuy xeex coronavirus bi man damaa jàpp ni man maa ko moom loolu laa jàpp parce que ni ko président de la République jàppee ni moom moo ko moom man noonu la jàppee noonu laa ko moom parce que moom mooy chef de l'État mooy yor réew mi mooy yore budget mooy yore commande mooy yore comme que joxe ne ni lii kilifa yëpp ànd ci man tam lii sama kem kartan dama koy def ci la ma ca man bu dee ci wàllu wax dinaa wax bu dee ci wàllu waaxu dem ci nit ñi ci ca ma ko manee dinaa ko def léegi nag loolu amatul bu dee ci wàllu jëfit la ma man incha allah dinaa ko jëf def ko ndax rek vraiment jàngoro ji jóge fii ci réew mi ndax yàlla dogal sax mu jóge ci àddina bi yëpp moo tax ma commandé ay masque vraiment premier lot bi moo nekk ni mu toll ci 1000 ñu commencé ko distribuer incha allah ñiy defar masque yi tamit ñu ngi ci lu ñëwit ñu commencé distribuer rek ba incha allah suñu kem kattan ñi ci war a jot lépp jot ci loolu moo mu ci dugalal vraiment te aussi di sensibiliser aussi di ko dolliwaat encore nit ñi nañ dégg ndigalul autorités yi nañ dégg ndigalul waa santé nañ dégg ndigalul sëriñ si parce que toujours dama joxe exemple bu may joxe toujours rek dama ko joxe ci sëñ Mountakha parce que exemple bu mag la parce que ba yëf yi commencé la génne 200 millions dégg nga maam dimbalee ko état bi nga xool ni Tivaouane ñoom itam seen siyaar général bi man ba ma cee dem booba xale bu tuuti laa
ñu arrêté ko waa Daaka ñu arrêté ko lépp rek ngir xeex virus bi kon nag loolu nekk na loo xam ne lii ñu ni tamit en tant que talibé en tant que jullit en tant que sénégalais lu ñu ci man suñu kem kàttan koo war a def moo tax maa ngi lancé woon appel nit ñi nan comment dirais-je nan fonk ndigal ñi leen jox mooy moytandiku bu baax a baax a baax a baax a baax du mooy di santaat nag vraiment waa daayira bi di santaat aussi nag ñi ma ci àndal parce que ku ci mel ni Maodo Diouf vraiment moom itamit dinaa ko ci gërëm parce que ay réaction am na solo ak jigéen ñi ma àndal fii ñoom Aïssata ñoom Maguette Ñing ñoom ñooñu vraiment ñoom itamit nekk nañ ñoo xam ne lu ma taxaw ñu nga ca def ci seen kartan def ci seen lépp ñoom it vraiment ñoom it maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax. ginnaaw bi ñu dooree weerum koor gi jafe-jafe nag yi nga xam ni seetlu nañ ko ci mooy di musulman yu bëri duñu mën a dem ci yenn jàkke yi wala jumaa yi di def li nga xam ni moo di naafila yi dinañ seetlu tamit li nga xam ne moo di sketch yi daana am ci weeru koor gi yu ci bëri dañ leen suspendre ñi nga xam ne ñoo di war a joxe autorisation de tournage yooyu la ñoom nag yu ci bëri dañu ko téye te ñi nga xam ne ñoo di waa conseil de régulation de l'audiovisuel ñoom nag ñu ngi mettre en garde ñi nga xam ne war nañ tourner seeni sketch bu ñu def wala ñu wax lenn loo xam ne dafay nuire li nga xam ne moo di wàllum xeex li di coronavirus. mbokkente na li nga xam ne mooy ndar keppee xibaar yi dina doon ndogal yi nga xam ne jël nañ ko fële ca Touba ngir tëj bépp marché bu fa nekk ak tamit fële ca Mbacké ginnaaw li nga xam ne moo di coronavirus boobule ak li nga xam moo di cas communautaire yi dafa gën a yokku foofule ca Touba ki nga xam ne nag moo di le préfet du département de Mbacké nekk monsieur Mokhtar Diop moom nag nee na jël nañ ndogal yooyu yëpp juste rek pour xeex li nga xam ne moo di propagation coronavirus. mbokkente na di leen indiloon ci seen actualité de la semaine ki nekkoon ci xale léegi nekk Bokar Dieng ñu leen di jox di daje semaine prochaine incha allah cant ak ngërëm ñeen na leen